Bismillah, salam alaikum Sénégal, salam alaikum Dakar, salam alaikum Africa, oui, salam alaikum amis internautes, yi nga xamantene yéen ay safo 5 TV, la télévision digitale et numérique, bien sûr 5 TV, la télé au quotidien des Sénégalais. ñu ñëw na ci lu bees tàkk émission bu bees tàkk bi nga xamantene yéen ñëpp yéen a toogoon di ko xaar, bien sûr muy lan muy li nga xamantene moom la ñuy wax li xew tey nag voilà, donc c'est une émission qui parlera sur pas mal de choses mais qui parlera aussi de ce qu'on appelle l'actualité lépp loo xamantene rek dafa xew ngeen ci doom mën a wala bu doon ci wut li nga xamantene mooy xalaat ana nan la demee lan moo ci xew ana ban taxawaay lañ ci war a mën a am jàngat boobu la ñuy def waaye duñ ci wéet ndax nag ku wax li nga xam ki nga xamantene mooy coach Tafro Serigne Mouhamadou Moustapha Sy, tu vas parler bien sûr de son ami, son très cher frère muy ki nga xamantene mooy Seydina Sey. Alors damay bàyyi rek ki nga xamantene mooy Seydina mu nuyoo. Salaamaaleykum mon cher. waaleykum salaam coach Tafro, maa ngi nuyu di ziar di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak aussi di nuyu Sénégalais yi ñuy jaaxaloo 5 TV chaîne Sénégalais yi di dox si lu bëgg di Sénégalais yi bëgg di tàggat Sénégalais yi di aussi gëni Sénégalais yi ci lii nga xam ne moom lañu war a def ngir suñu réew jëm kanam. Macha Allah di leen nuyu di leen ziar encore une fois de plus di leen wax bienvenue sur votre émission di xew tey. Alors Seydina, avant tout ce service nice, macha Allah. Macha Allah, merci beaucoup. Ça va kii lay sincère dem yóbbu ci moom ba. est-ce que du Chamisso. Ah Chamisso. waaw ah kon boo non waa mais waa Chamisso parce que man waa Chamisso d'ailleurs ñoom jox moom tur bi ah. voilà donc macha Allah. alors ñu koy nuyu de passage moom yaay Amina borom Chamisso ba di ko wax ne mention sociale ak moom gis nañ li nga xamante ne mooy kéemtaan bi muy def macha Allah. alors comme on le dit li xew tey dafa ñëw ci ak ñaari ponk rek mu ne sañu wax sax ñetti ponk waaye ñaari ponk yi nga xamante ni ñoo gën a fës jamono jile moom la Sénégal yëpp di toog di waxtaane waaye mu ne sañu wax ne moom la àdduna wi nga këpp di waxtaane mooy lan bokk nañ ci li nga xamante ne mooy wàccaayu màggalu Touba waaye dina ko noonee buñ ci paree dinañ wax li nga xamante ne moom mooy élection locale yi nga xamante ne depuis 2019 ba léegi lañ ko waroon def waaye ñu ngi dem ba 2021 te fi mu toll nii gisaguñ dara leen loo xamante ne lu leer la ñu war a mën a taxaw seetlu lu ni mel waaye naka noonee dinañ wax ci li nga xamante ne mooy taxawaayu ndaw ñi surtout par rapport ak domaine yi nga xamante ne mooy am ci Sénégal waaye li gën a fës rek ci yéen kaay yi tey defe naa mooy dinañ toog waxtaanee mooy màggalum Touba ku ne nag Sénégal ku ne àdduna ku wax li nga xamante ne mooy diine islam defe naa mënatoo si wax ba génn si li nga xamante ne mooy kii di Cheikhna Ahmadou Bamba moom mi nga xamante ne mooy yaakaar muridi ki namoon ki taxawoon yoonu muridullahi defe naa tey kooke moom mooy ki nga xamante ne moo woote màggalu Touba waaye nag damay faral di wax ne rek lépp loo xamante ne day xew-xew boo xewee des na xool na nga xamante ne moom la gën a rafetee ñu jekkoon ndax gis nañ tey cérémonie religieuse yu bëri lu mooy ni bi gën a rëy bi gën a mag bi nga xamante ne moom la jullit yëpp di dajee muy Makkatal Mukarram sax defe naa bi mbas mi ñëwee dañ kaa arrêté defuñu ko yooyu yëpp dinañ si toog waxtaanee ko comme ni ma ko waxee rek sànq buñ paree foofu nag dinañ tombal li nga xamante ne moom la ñu bëri toog di ko xaar depuis boobee ba léegi muy élection locale. Alors mon très cher Seydina defe naa ñoo ko gisandoo ñoo ko yëgandoo ndigal jóge na ci kilifa gu tedd gi wax ne màggal gi dina am naka nga jàngatee lu ni mel. waaw coach foofu damay juste def benn parenthèse parce que Sénégal dama ne est-ce que kilifa gi waxagum na am na est-ce que kilifa gi waxagum na est-ce que gars yi dégg nañu kilifa gi ne màggal kat day am rek. waaw parce que jàkkaarloo gu te kenn nag wax. waaw sincèrement. parce que tamit il faut que Sénégalais yi jéem a aller vers la vraie information. vers information bi nga xam ne mooy dëgg. parce que bu ñuy wax màggal dafa nekk événement bu rëy. nekkatul événement boo xam ne c'est seulement national dafa nekk international. effectivement ñëpp maanaam saa yu amee. nit ñi jóge dëkk bu nekk di ñëw. muy kuy sénégalais ku dul sénégalais. maanaam màggal dafa nekk événement boo xam ne. kuy jullit ak ku dul jullit ñëpp a fay daje. parce que dafa nekk lieu boo dafa nekk tamit aussi benn événement boo xam ne day permettre à ce que le Sénégal. day gagner lu bëri ci économie. économiquement Sénégal da ciy gagner. donc dina xaw a metti pour ñenn ñi ñu ne ren jii kat màggal du am. ci ngëm-ngëm benn parce que Sénégal
parce que mën nañu ne Sénégal dafa bëgg diine. surtout bu ñu nee confrérie yi. Sénégal dafa nekk ku engagé moo tax sax parfois da ngay gis suñu benn mbokk naan nous sommes des fanatiques. mais Sénégal dafa gëm confrérie. waaw parce que mooy liy waa ji waxoon rek waa ji nee na président de la république mun na toog wax kenn du ko faale waaye bu fekkee ñi nga xamante ne ñuy kilifa diine bu ñu waxee rek incha allah noonu lañ ko defee. alors Seydina moi la question que j'aimerais poser mooy par rapport ak tey boo dee seet dafa amul ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu seetlu ay statisticiens ñooñu bi ñu taxee dañoo gis ni maanaam tabaski bi lañ waxoon tabaski bi bu ñëwee mbas mi dina yokk te la preuve wane na ko parce que depuis tabaski ba jusqu'à maintenant gis nañu ne chaque jour bu ñëwee ay plus de 200 et quelques ñëw alors tey jii ñuy jëm nag màggal xam nga màggal defe naa tabaski sax nit ñi dañ daan toog seen kër yooyu am na ñeneen ñoo xam génn ñu sa dem mais màggal boo dee seet mooy ku ne day jóge fu ne dëkk bu ne la nit ñi di jóge ñoo daje si bërëb boobu di Touba est-ce que gisoon na loolu mun na yokk li ñuy wax propagation. waaw man balaa maa ñëw si affaire propagation sax coach damay ñëw juste benn affaire. parce que je pense que Mary Teuw Niane ministre moo taxawoon ne gouvernement kat dafa war a wax ak kilifa yi. ngir ñu arrêté màggal bi. ak gàmmu gi mu bañ a am ren. may leen man dama lay wax ma leen màggal ak gàmmu. dafa nekk événement religieux. c'est-à-dire mu nekk événement religieux ba pare tamit nekk loo xam ne du rek seulement. maanaam gàmm dafa war a am Tiwaawan wala màggal dafa war a am Touba da nga war a déplacé wu dem rek ne boo demul rek amoo màggal wala boo demul rek amoo gàmm il faut que Sénégalais yi aussi di réfléchir comme ça. xam nga Serigne Touba ndeysaan radiyallahu taala anhu yal na yàlla yërëm koy taas ñu si mbaaxam moom macha allah kilifa googu nga xamante ne dundam yëpp daf kaa jagleel sama soppe bi sama turandoo muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne fu waay toog fu waay mu ne nañ ko màggaleel yàlla xam nga diine islam mooy diine boo xamante ne yéene lay fay xoolul kii ni ki jëmm ki waaye yéene ba nga am te defe naa yéene moom mun nga toog sa biir kër sax def li nga xamante ne mais nag lu doy ni Sénégal dañu fenn ci màggal nañ ci mel nañ ko fonkee est-ce que dina mën a nekk xel est-ce que dina nangu ñu arrêté màggal te moo doole la benn affaire dañoo am chance benn Sénégal dañoo am benn chance boo xam ne kilifa diine yi fi nekk ça dañoo conscient dañoo dal maanaam ku gis le khalife général des mourides nga xool ko si dalaayam si lu muy bëri jàmm bañ na ko ba mbégte mi nekk sax rek c'est-à-dire man de am naa yàqin ne lépp lu muy def dina ko teg si yoon si dal si jàmm ba léegi man personnellement dam ne ba léegi waxagu bu waxee rek surprise dina am ñu bëri nañ ne lu mu wax ni kan moo jaay parce que bu ñu fàttali ne am na ñu fi weesu yoo xam ne ay gàmm yu ndaw la bëri que ay màggal yu ndaw la appel laay ni weesu na fi mais ku si nekk da ngay gis ne da nga toog sa kër defee ko mais nag appel laay ni du lu ndaw la parce que appel laay ni boo ko day seet saa yi am nakaaru oto mënatul dem oto mënatul dikk ñu ne fu ne la nit ñi di jógee ñëw fi nga xamante ne mooy foofu yooyu yëpp ay événement la mais c'est-à-dire moo tax man la suñu kilifa diine yi dal nañ ba ñu xoolee ne mbas bi kat am na Sénégal te ñu def benn précision bu ndaw gouvernement bi foofu noonu parfois dañ leen tooñ. Certes, je ne suis pas politique, je ne suis pas avec personne. Mais je le dis que parfois dañuy tooñ ñoom du ñu wax si yëfu diine c'est-à-dire gouvernement mosul taxaw ne appel du am wala mosul taxaw ne lii du gàmm du am wala màggal du am. ñoom dañoo neutre c'est-à-dire waxtaan la ñuy def dañuy def médiation dañuy ñaan léegi nag après ñu ñaanee dañ naan dañuy déglu kilifa diine yi bu ñu day am. ñoom benn affaire la ñuy def mooy dañuy accompagner dañuy accompagner kilifa yi si événement yooyu noonu ñu juste pour ñu respecter les mesures barrières juste pour mu am benn karange boo xam ne Sénégal lañ ko mën a respecter ba jéeg du am foofu ba dara affaire du fa am mais nag dañoo nekk période boo xam ne tamit il faut savoir que ni au Sénégal li Moustapha li ñu bëri bañ a wax mooy que ni dafa am concurrence suñu biir diine bi ça ñu bëri kër bañ a wax dafa am concurrence te doguma la mais est-ce que xam nga tey bu màggal gi xasee ba am mooy que ne man biir na ma leer na ma ne yeneen kër diine yëpp dinañ taxaw wax ne seeni cérémonie religieuse par la force par A ou B day am te benn damay faral di wax ne boo dee seet suñu kilifa diine yëpp seen gëm-gëm bi kenn ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defe naa ginnaaw fële mu tëdd nit ñi war a mën a ñëw di ko màggal
nit ñi war a mën a ñëw di ko ziar nit ñi war a mën a ñëw yokk mu doon benn ponk xam nga yeneen yëpp nag kaam wax la màggal geeg dem ci waawan ak lépp lu mu munti doon xëy na baax na jaadu na macha allah mais bu ñu fàtte ne yooyu yëpp du farata ci diine ji waaye xaji màkka day farata maanaam loolu la loo xamante ne jullit bi su ko mënee da kaa war dafa bokk bañ ba bokk si ponk yi nga xamante ne juróomi ponk yi dëgëral ngëm waaw mais bu fekkee xaji màkka lañ bañ nag ba tere ko est ce que yaakaaroon ne yeneen bu mu munti doon waaw xam nga xaji màkka moom buñ ko waxee day xaw a rëy foofu c'est un peu international. Bon, certes, Magal c'est international, appel c'est international, Gamou c'est international, mais faire lu dajale sax ay mbooloo. te kaaraange dëkk la kaaraange réew boo xam ne dafa am doole ci àdduna am doole ci diine l'islam. moo tax tamit benn instant. ñoom ñu doon décision ne fii kat ren lii mënul am. foofu c'est-à-dire du affaire de diine du affaire mais affaire état la foofu noonu. bu ñu xoolee à la Mecque. mais ici au Sénégal c'est-à-dire màggal bu ñu ko teree kenn on le précise carrément. bu ñu ko teree kenn dem def màggal. mais la manière dont on va le célébrer c'est ça la vraie question c'est-à-dire sëñ bu mag bi bu génnee ban ndigal lay joxe naan kat ku si nekk na toog këram célébrer ko. wala mun ngeen ñëw mais tout en respectant les gestes barrières. foofu tamit ñu wax dëgg rek te yàlla tax. ce qui sera peut-être impossible. mais lépp lu ci mën a am maanaam. ñu toog waxtaanee su bañ see ñaaw parce que tamit parfois wax yi kii xëcc fii kii fii Sénégal dañoo nekk dëkk boo xam ne benn bopp lañ. te yëfu diine dafa xew. dafa xat trop. dafa xat koo ci laal rek laal nga yëfam. koo ci laal rek laal nga xolam. maanaam ñu waxtaan. bu ñu waxtaanee rek. maanaam nañu déggoo. te déglu nag kilifa yi ñu jox ñu jox seen kàddu. te bañ cee wax lu ëpp. ndax ku ci wax lu ëpp tey de gëm naa ne suba dégg rus. ku ci wax la ëpp tey gëm naa ne suba di nga rus muy kàddu yi nga xamante ne noonu lañ ko déggee ci kii di Seydina mu nekk jàngat yi bu am solo macha allah mooy li ñuy faral di wax rek Sénégal day benn dëkk te benn bopp bu kenn mënul xariñaar loolee lan lay tekki mooy que ne man damay faral di wax ne que ça soit muy xaadal nga Thiénaba nga Laayeen nga lépp lu munti doon tant que ñu ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolee lan lay tekki day tekki ne ñun ñëpp diine islam mu ñu yor diine islam nag diine la boo xamante ne diine laayante biir diine islam diine la boo xamante ne xamul daray puukare diine islam diine la boo xamante ne xamul daray fitna diine la boo xamante ne diine jàngale la waaye diine la boo xamante ne diine royukaay la te kon lu ne mel buñ ko amee defe naa ne war nañ sax mën a jomb encore une fois li nga xamante ne mooy bépp ñaawteef rek muy jógee ci suñu kër diine yi naka noonu it war na mun ñun ñëpp ñu jàpp ne yaa xam fépp foo jokk yaa xam fépp foo bokk waaye defe naa du concurrence parce que tey suñu kilifa yooyu ñoom dañ doon demalante suñu kilifa yooyu dañ doon waxtaan seen i biir suñu kilifa yooyu tey dañ doon gisante dañ doon nekk tey ba resee rek maanaam ay bokk yu jege la si seen biir kon lan lay tekki mooy day tekki ne ñun itam war nañ mën a bokkoo ñun itam war nañ mën a arrêté xiiroo ak ŋaayoo waaye tamit damay faral di wax ne bu nit bëgg a wax soxlaam rek bu mu ko bëgg a jaaree ci événement wu kilifa diine yi pour mën a naka noonee xaaji na parce que damay gis parfois même si suñu opposants yi am nañu si bëri ñoo xamante ne depuis ba ñuy waxu màggal géeg yooyu comme ñoom moom amuñu tem amuñu dara dañuy faral yoo xamante ne rek dañuy xaar ba yenn yi jëm ñu bëgg see mën a jaarale noonu naka noonee si la ñuy jàllee si suñu deuxième point yi ñu gis ne depuis 2019 ba jusqu'à maintenant dañoo waroon dem li nga xamante ne moom mooy élection locale tey ñu ngi dugg ci 2020 ñu ngi dem it incha allah li nga xamante ne mooy 2021 ñu gis ko jë politique yi amaana damay faral di wax ne li am solo duñ ko wax ndax tey fi mu toll ñoom ñëpp Covid la ñuy wax damay fa ragal la dañoo ragal que ne amuñu bagage pour dem convaincre nit ñi wala ñoom ku jégi dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo amagul programme xëy na dañoo topp Covid bi ba mu ndax leen waajaluñ seen programme wala ku jégi ci boppam dañoo déggoowul ñoom seen biir pour taxaw parce que dama gis ne au Sénégal ku jégi li am solo duñ ko wax li nga xamante ne moo gën a ñàkk solo si la ñuy nekk di tey gisoo ne fi mu toll ni ñoom li ëpp solo war na bokk si ñu dem ci li nga xamante ne mooy élection locale. waaw Moustapha foofu juste pour wax ci affaire élection bi. man damay faral di wax ne Sénégal j'ai l'impression que ni c'est-à-dire chaque mandat chaque régime. day mel ni benn opposant la jàpp. benn opposant boo xam ne moom mooy génn yóbbu kaas génn après mu dem tëjuwaat. too daal benn temps yóbbuwaat kaas génn waxaat mooy loolu te opposant boobu la plupart du temps mën naa ne population bi en quelque sorte. parce que mën nañ ne de activistes yi. ñoom kese ngay dégg ne ñooy wax mise à part quelques exceptions. si opposants yi gis nañu Ousmane Sonko muy réclamer loolu. waaw kay
ça bu ma nee benn opposant rek. ça peut-être que moom la de référence. pour mandat wu Macky Sall gouvernement bi chaque mandat moom dañuy gis ne kenn si ñoom rek moom mooy jug di réclamer di wax li Sénégalais yi bëgg c'est-à-dire li ñu war a teg à part loolu Moustapha dañuy gis ne kat ñi nga Sénégal dafa mel ni amuñu combat fixe xamuñu lu ñu bëgg. parce que man je peux pas imaginer dëkk bu toll ni Sénégal dëkk ñu ne dëkk loi la. dëkk démocratie la dëkk boo xam ne kat dañ fee war a teg yoon dañ fee war a doxal yoon. élection war am depuis 2019 on comprend. ndey aj nañ Covid 19 beeg yooyu. waaw parce que 2019 tamit nañ ko wax dëgg nañu wax dëgg te dee Covid bi ñëwagul woon Sénégal. ñu dugg 2020 parce que dañoo ne woon bu ma juum dañoo ne woon début 2020 lañ koy def. te defe naa 2020 dem na ba jàpp ñetti weer. waaw ñu war a wax li nga xamante ne mooy mbas. mbas bi doog a dugg mbas bi dugg. ñu fàtte Covid bi concentré aussi mbas bi. foo tax mën nañ comprendre. mais ñu dem ba ndaw dugg 2021 alors kat gis nañ ne mouvement lu ñuy bañ si élection bi ñu dem peut-être que rassemblement lu ñuy bañ peut-être que yenn affaire lañu bañ mais bu nañ ko def de manière plus intellectuelle. technologique quoi. plus technologie c'est-à-dire les campagnes mu nekk des campagnes yoo xam ne c'est-à-dire visuel lay nekk. waaw effectivement digital lay nekk effectivement. Sénégal macha allah bëri na chaîne télé YouTube yaa ngi fi chaîne télé yu câble yëpp a ngi fi. ba pare foofu laa bëggoon ñëw parce que tey defe naa ñoom ku ñu si war a invité télé ñu ngi lay invité télé defe naa tey suñu chaîne nationale moom si jëmu boppam bu jugoon jox ko ci nekk temps bi nga war a mën a am par jour comme ni mu leen ko daan defaree may leen ko ñu toog waxtaan ak askan bi ñëpp toog jàpp ko defe naa su boobaa dinañ campagne bu fekkee rek programme rek moo tax ñuy voté bi kii defe naa foofu dina wax. surtout ça ba pare benn affaire am. ça bu dee mbooloo la ñuy bañ rek je crois que chaque jour marché yaa ngi ubbi. car yi mi ngi fees dell. transport yi ñu ngi fees dell. école bi am na école yoo xam ne ñu ngi jàng ba léegi. c'est-à-dire amuñu benn excuse boo xam ne mën nañ ko apporter. et en plus je pense que ñi fi nekk mais ñoom ñooy opposants yi ñoom ñoo war a def pression la population tamit jug wax parce que léegi kat léegi seet nañu lépp tout est digital. lépp à travers réseaux sociaux lañ koy waxee. lépp à travers si internet lañ koy waxee. bu ñu ko waxee si internet ñëpp jug wax ci. ne élection bi dafa war a am. élection bi am ñu libéré ancien maire yi fi nekkoon. mën a falaat ñeneen ñu bees. parce que kat bu ñu la joxee ay ndombal tànk nga nekk si dëkk ba liggéey ba benn jamono da ngaa war a dem bàyyi sa morom. wala bu dee dafa war a toogaat mu toogaat. tegal foofu sa loxo da ngaa war a dem bàyyi sa morom wala bu fekkee da ngaa war a toogaat nga toogaat mais it di ko naka noonu ñuy wax ne da nga war a dem bàyyi sa morom mbaa da nga war a toogaat gis nañ ne 3e mandat day fi mu toll nii slogan en Afrique. tey boo dee seet bu njëkk ba Sénégal ndongo la gars yi yaakaar ñu ngi koy wax ci Mali ñu ngi koy wax fële ci Côte d'Ivoire mu dootoon sax ay bakkan génne ci ay blessures yoo xamante ni yu bëri yu taxu macha allah est-ce que loolu mel xalaatoo fii ci Sénégal. waaw gis nga dama mos a dégg sama benn grand yi wax ne. bu ñu moytuwul Afrique de l'Ouest dina tàkk ñaan ñu ko yàlla. parce que seet nañ ne dëkk yu ñu wër yëpp wala presque dëkk yu ñu wër. wala dëkk yi nga xam ne jege nañ ni. seen président yëpp ñu commencé wax 3e mandat. population bi wàcc si tali bi. ak période bi toll nii. ñu seetlu ne loolu kat bu amee Sénégal. mu am Sénégal nar a am Sénégal. nar a am Côte d'Ivoire nar a am feneen ak feneen. dañ naan est-ce que tamit jotul ñun nit est-ce que tamit nit ku ñuul amul lu nguur amul je sais pas comment on le dire mais. amul surtout Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest dañoo bëgg surtout Afrique de l'Ouest. nit ku ñuul dafa bëgg. dama seetlu yooyu yu si bëri lu muy am si dinaa ci Afrique de l'Ouest rek la tàmbali. dañoo bëgg nguur Moustapha je sais pas xaw ma nag la moo nekk xaw ma la moo nekk. la moo nekk pare ñooy dawal 4x4. la moo nekk ñu nekk pare war nañu ko wax. non mais. déjà gis nga suñu studio bi rek ni mu kiiwee. waaw macha allah te pare nga daak foofu. waaw pare ko daak nee ma trop mais pare ko daak. man ko pare nga daak foofu. li nekk pare daal lañ koy wax nit ñi. parfois dama naan. je sais pas comment parce que loolu moo tax Sénégal am tuuti confiance da ngay gis ne au début ñoom dañu doon ñi toog si nguur bi dañu doon am benn fugg am benn engagement bu garaaw. boo xam ne dañuy wax population bi jox leen ay directives ne leen lii ak lii laay def lii ak laay def mais bu ñu xasee bu toog mu mel nii
mu mel ni keneen nga waxu politicien la quoi. mu mel ni keneen nga fal. mu ngoog mu mel ni keneen nga fal c'est comme ça au Sénégal comme on a tout souvent l'habitude de le voir que ne tey boo dee seet muy wàllu ku jege képp kum ci munti doon lam lay wax bu toogee ak la muy def day xaw a wóoroo tey ki nga xamante ne sax mooy toogaat naan la waxoon nañu lii mais gis nga bi mu toogee lii kookee bu amaatee ci moom say yaakaar bu demaatee toog moom itam day def loolu naka noonu lay gisee xëy na ñi dañuy bàyyi xel président yi kese rek même suñu ministre yu bëri tey yoo xamante ne toogoon nañ di xar bi yenn président yi après ñoom ñuy àndaat ak ñoom liggéey ñoom ñuy àndaat ak ñoom nekk ñuy téye xaalis Sénégal nga gis it yu bëri yu am Sénégal des fois doomu aadama yenn yi dañuy jël boobu lu ndaw rek loo xamante ne yeggul sax ci benn 50 000 francs ñóbbu leen duma leen bu ñu bëgg a dee sonal leen lakkalante pourtant nit ñi ñoo ngi téye suñuy milliards et tout ça donc li ñu war a wax ci réew mi Seydina bëri na trop na ko noonu macha allah yow en tant que jeune on va terminer par li nga xamante ne mooy la place de la jeunesse ci par rapport ak li nga xamante ne moom lañ jëm parce que tey nag lii day tekki ne ndaw ñi mënuñu comprendre ñu ëpp fi mais même ñoom itam si wàllu coow bi gis mu ñu wax ci leneen lu ni mel parce que nit ñaa ngi wax 3e mandat et tout ça ay opposants rek laay gis ñuy wax te ñi koy wax ñëpp seen at jéggi na li nga xamante ne mooy 35 ans te bu ñu fàtte ne nag saa su ne bu ñuy wax ndaw mooy koo xamante ne say at dafa yées li nga xamante ne mooy fanweer ak juróom tey naka nga jàngatee taxawaay ndaw yi. waaw foofu nag il faut Moustapha il faut comprendre que nous sommes dans une zone ça moo nekk une zone damay jël l'Afrique en général. wala une partie de l'Afrique. nous sommes dans une zone boo xam ne jeunes yi jox leen gëdd. dañoo nekk zone boo xam ne jeunes yi dañ leen cadré si juste si benn domaine. domaine boo xam ne doo am accès si yenn opportunité pouvoir yi. doo am accès si yenn yi nga xam ne nguur gi dina ko teg. yenn instance de prise de décision yi dañ ko mën a am accès. moo tax parfois pour jeunes yi mën a xeex pour jeunes yi mën a def lu ñu bëgg seen réew day métti trop. à l'exception de quelques. mais loolu gisoo ne ndaw ñi la parce que man xam nga la laa mënul comprendre si xayma buñ toogee xool Sénégal ndaw yi jàng dañoo bëri trop macha allah ndaw ñooñu it ñu si bëri am nañ seen i lijaasa waaye buñ demee ci yenn bërëb bi maanaam suñ nekkee si ki nga xamante ne mooy politiciens yi suñ demee si yooyu bërëb soit ñoom dañuy topp rek c'est-à-dire ñoom ay suiveurs rek la ñuy nekk ay consommateurs jamais bu ñuy réclamer poste sax poste bi fa gën a rëy mooy le coordonnateur ou le président de la cellule mooy jeune bi quoi ñi nga xamante ne ñooy jiite ndaw ñi c'est-à-dire bañ a ko dañ leen a dajale c'est-à-dire dañu benn cellule jeune mooy ñi nga xamante ne ñoo leen di ji kooku la ñuy wax njiit bi ou pas et que tey est-ce que gisoo boo demee biir assemblée wax naa ko chaque jour dama koy faral di wax ne boo demee biir assemblée amatul ndaw amul kenn koo xamante ne rek am na fanweeri at ak juróom dafa ëppal est-ce que loolu tey du déception pour réew bu mel ni Sénégal ñuy wax ay démocratie ñuy wax et tout ça tey pourquoi les jeunes dans les instances de prise de décision yaakaaroon ne lu nu mel nit ñun itam dañ see am benn part de responsabilité. waaw foofu noonu il faut savoir que ni il y a des réalités au Sénégal yoo xam ne parfois moo ñuy bloqué si lu bëri. bul ma wax paa yi wax ne ay ñoo la fi jiitu ak ay ñoo la fi. waaw yooyu moo fi nekk paa yi dañ dinaa la ñoo la fi jiitu du ma sa morom ak. ay fi ñu jaar ak maa la ëpp expérience. ñoom mais Seydina je m'en excuse côté boobu mais fi ñu jaar ñoom ñëpp te taxul Sénégal ñun liñ bëgg ci Sénégal. waaw kay ñoom war nañ mën a sa bàyyi ak ñeneen ñi jaar. léegi nag loolu mooy problème bi nag sax dañoo nekk période boo xam ne certes il faut aussi reconnaître que ni nga si jëm jamono joo xam ne gis nañ ne ndaw ñi kat ñu commencé di yëngu si lu bëri. di opposé wu ci lu bëri. parce que bu ñu xoolee c'est-à-dire les plus grands activistes yu nekk Sénégal instant yi ay ndaw lañ. bu ñu xoolee kat ñu ne les plus c'est-à-dire commencé nañu gis ne ndaw ñi ñu commencé nekk si chef d'entreprise si yenn entreprise yu mag yi. ndaw yi commencé nañu am ay yenn lijaasa yu mag yi ndaw yi commencé nañu am accès ci yenn structures yu mag yi. structure de prise de décision yu mag yi. mu ne kat loolu mën na nekk benn opportunité boo xam ne. wala benn pas en avant boo xam ne am nañ ko suñu dëkk. te mën na avancer loo ndaw yi à ce que ñu bokk ëllëg si instance de prise de décision yu gën a mag yi. pourquoi pas sax même d'ici je dirais quelques années wala d'ici peut-être que dans quelques années ñu am benn président boo xam ne ndaw lay nekk. mën na nekk bu président boo xam ne ndaw lay nekk mën na nekk mais juste que il faut que ñu dépasser yenn esprit yi. tant que Afrique bi dund ak yenn esprit yi nga xam ne dañuy jël mag bi. teg ko foo xam ne nañ tant que yow ndaw bi egg goo foofu rek tant que amoon année d'expérience boobu rek. c'est-à-dire mën a goo am lu mag bi am parce que damay jox benn exemple bu ndaw. da ngay déposer tey benn entreprise wala ngeen entreprise di def offre. mën na dama soxla benn personne boo xam ne am na 10 ans d'expérience. wala 5 ans d'expérience la plupart du temps dañu naan 5 ans d'expérience wala 10 ans d'expérience.
nga jël ndaw boo xam ne ba muy paree école 25 ans la wala 26 ans. buy wuti stage rek balaa moo am 30 ans. wala bu amee stage ba am liggéey am na benn 30 ans. léegi kooku laaj ko 10 ans d' expérience. c'est-à-dire 10 ans d' expérience dina fekk mu am 40 ans. kooku nekk mu ndaw. ah oui ah oui. c'est-à-dire commencé naa dugg âge boo xam ne. vraiment day nekk benn âge avancé. ça suñu expliqué suñu système éducatif ak suñu système professionnel lépp noonu la demee. dañu ko opposé. mu ngoog defe naa li dul ci nag yëpp moo xajul ci li nga xamante ne mooy ci ni alors comme on le dit et que tey tout est bien quand il s'agit de faire du bien de le faire très bien et que alhamdulilah voilà donc Seydina wax na lu am solo surtout muy li nga xamante ne mooy kujje politique yi ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk tey bopp réew mi man damay faral di wax ne politique dafa war a rafet politique dafa war a jaar yoon et que tey mun naa wax en matière comme quelqu'un un témoin très sincèrement sincère et pourquoi je l'ai dit en tant qu'ambassadeur de l'Union africaine ici au Sénégal que j'ai eu à faire ci pas mal de dëkkuwaay yu may dem ci biir Afrique yoo xamante ne même yenn télé yi ñu lay invité boo toogee xool ki nga xamante ne mooy opposant bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk parti au pouvoir même seen débat c'est-à-dire day jaar yoon day nekk si norme mooy opposant bi dina nangul parti au pouvoir lan la def ci lu baax waaye dina ko wax lan la xamante ne mooy li mu sooxee loolu mu nekk problème ici au Sénégal mooy que ne jàngat bi ñuy gis mooy saa su ne suñuy opposant mënuñu nangul dara lu baax ci li nga xamante ne ñoo nekk ci bopp réew mi waaye naka noonu it lépp lu ñuy wax du dara luy génnee solution waaye luy xarab rek la ñuy wax te defe naa nag bu ñuy ànd abré bu fekkee ñun ñëpp dañ si bëgg ak jàmm ak salaam day baax day jaadu léeg-léeg bu ñuy waxtaan ñuy laayante biir mooy que ne dinaa nangu foo deful lu baax ma nangu la ko waxal la ko ba mu leer waaye naka noonu it laay nangoo ne fi nga def lu baax ma nangu ko ñu xool nan la ñuy jéem a parfaire parce que nag nul n'est parfait sur ce ku ci nekk it defe naa programme rek ngay proposer nit ñi tey nag bu ñu fàtte di wax ne depuis Sénégal bi muy am élection ba jusqu'à maintenant ay programme rek la ñuy dem ba waaye programme yooyu bëri na yu si bëri yoo xamante ne bu ñëwee du jaar fi nga xamante ne moom mooy yoon maanaam amaana programme bi ñuy jox ak bi nga xamante ne moom ngay def dina am benn différence bu ngande boo xamante ne ñi daan gis seen bopp ci sa programme ba topp la xëy na amaana boo commencé à la pratique duñ ci gis seen bopp yooyu yëpp mu doon yoo xamante ne xëy na dañ ko war a mën a taxaw sell alors sans plus tarder balaa ñuy tëj li nga xamante ne mooy suñu émission juste vous rappeler que ne yéen a ngi woon ci li xew tey nag voilà donc noonu lay demee saa su ne chaque semaine di ngeen am benn numéro incha allah alors ñu leen di ñaan yéen ñi seetaan yéen ñi jàkkaarloo ngeen jël nañ ci cloche bu rouge boobu rek cliquez si vous allez abonner non seulement mais aussi vous allez aimer et partager la vidéo parce que nag noonu la demee saa su ne lépp loo xamante ne day xew-xew ci Sénégal ci biir réew ak bitim réew dinañ ko indi fii incha allah ñu toog waxtaanee alors Seydina lan mooy sa kàddu bu mujj. waaw juste de remercier ñëpp doon seetaan émission bi. di leen jox aussi dig daje ko ni ñu ko waxee. semaine prochaine si beneen numéro. muy deuxième numéro bu li xew tey. mu nekk émission boo xam ne dafay yaatal. ñëpp am nañ si kàddu. ku ci nekk mën na participer. boo si bëggee waxtaan mën nga jox sa xalaat si commentaire yi. nga xam ne ñun pour une prochaine émission nañ ci waxtaanee. dina daanaka sax boo juumul dinañ am yenn invité yi. prochainement si yenn numéro yu bees yi. yenn numéro yi nga xam ne dañ ko tourné. juste de rappeler ne numéro si 5 TV ngeen abonné si chaîne bi aimé te joxe rendez-vous semaine prochaine incha allah. merci Seydina merci Sénégal merci waa bitim réew merci képp koo xamante ne rek toog nga di ñu seetaan tey fi nga xamante ne moom mooy 5 TV la télé au quotidien des Sénégalais alors naka noonu mention spéciale à mon caméraman le bobo si la jëntal sa gars donc bien sûr alors juste noonu lay demee comme ni ko Seydina waxee on va se donner rendez-vous semaine prochaine incha allah ci second number bi incha allah et on va parler toujours comme d'habitude li nga xamante ne mooy actualité alors c'était votre ami et frère Serigne Mouhamadou Moustapha Sy plus connu sur le nom de coach Taflo naka noonu on va faire mention spéciale ak ñi nga xamante ne ñooy semi sopp parce que tey ñoo ma takkal monto bi et que jaaree noonu it waa ndaw yàggul troupe théâtral ndaw yàggul di leen bëggee di leen safoo saa su ne et que noonu it la ñuy nuyoo ñi nga xamante ne ñooy waa Taflo production li label bi yëpp waa ñi nga xamante ne ñooy Job Africa voilà donc di remercier ñi waa Zamzam et tout ça donc di wax ne dig daje ba semaine prochaine incha allah bu Sénégal5.com. Sénégal5.com est un site d'information en temps réel du Sénégal et du reste du monde. 5 TV, la télévision digitale numérique, où vous aurez de la politique, people, sport, éducation, santé, culture, revues de presse et vos séries et émissions TV préférées. 5 TV Sénégal, c'est aussi les replays des meilleures émissions radio et TV. Application disponible sur Play Store.
Contact rédaction sénégal5@gmail.com. Téléphone 33 864 13 24. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter, Instagram.